jërëjëf soxna Khadija Niang Mamika comme ni nga ko présenté ki ñu toogal ci dimanche ci sorti mbokk yi dalee na jàmm ci seen émission mu di monsieur le ministre Pape Samba Mboup nekkoon fi chef de cabinet bu président Abdoulaye Wade waaye itam bokk ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay pour commencer maa ngi lay gërëm parce que soxla woon naa lii bi ñu may invité dama kontaan soxla woon naa lii pour waxtaan ak sumay mbokk ak sumay xarit te maa ngi leen di aussi ndokkeel si seen anniversaire dégg naa am ngeen 32 ans. waaw kon seen dentition complet na. waaw ce qui veut dire que lu ngeen mat rek yéen itam wala mu fay jógee dina doy war de ndax am ngeen fi mu ne 32 ans léegi. am nañ maturité. am ngeen maturité. lu ngeen mat rek caaxaan du ko fa jëlee ndax am ngeen 32 ans. ah lu ñu matt du day dagg. day dagg kañ nii rek. ah waaw. ban yëg-yëg ngay am ci liggéeyu Walfadjri. ak groupe bi surtout. ci kaw loolu. ban yëg-yëg ngay am ci liggéeyu Walfadjri groupe bi. non Walfadjri enfin Walfadjri maa ngi gërëm le président directeur général Sidi Lamine Niass. Sidi Lamine Niass mun nañ ko waxal lu ne mais c'est un patriote dafa bëgg Sénégal bu doxee mu ne dox na bu doxul mu ne doxul te dafa am fayda am na lu muy bañ bëggul compromission lu muy def rek dafa bëgg mu leer moo tax Walfadjri fu mu ne c'est le chouchou des Sénégalais foo toll chaque matin boo jëndee journaux fokk Walfadjri bokk ci ndax fa ngay xamee lépp ma leen di encourager si waa boobu. mais xam naa ne doo ko bokk ak xalaat ku mel ni président Macky Sall xanaa dégg nga li mujjee wax ci télé ak rajo yi ne amuñu programme nekkeewuñ lu mooy di yendoo di waxtaanee mandat bi yow boobu gis-gis nga am. non day wax lu ko neex xëy na c'est-à-dire ñooñu dañu wax bu seen Macky wax loolu xëy na dañuy feeñal seen mbóot moo tax yow bëgguloo ko feeñal sa mbóot nit bu commencé feeñal say mbóot nga ne ko bari nga wax noppil c'est la même chose. ñi defuñu dara lu dul informer population bi yaa ngi dégg informer te yéen seen information kenn musu ci ñëw yóbbu leen ne leen information bi c'est faux musuma ko dégg am wala am na wala amul. déedéet voilà dëkk réew il faut une presse forte une opposition forte nga mën a dem. mais yow nga bëgg na saxal opposition léegi nga toog bëgg na saxal la presse lan nga bëgg ci. bëgguloo kenn waxal la dara. yow ban bëgg-bëgg nga am ci coowal mandat bi. ndax liñ ci wax ak lim ci tracé ne dina dem conseil constitutionnel ak tamit dina gis président assemblée. xam nga mandat bi joxewul date ba léegi. xam nga mandat bi. waaw promesse de campagne la. bi muy def campagne électorale. dafa ne dinaa def nii. te suma mandat 5 ans lay yem avec effet rétroactif 5 ans loolu mu wax moo tax ñi ñuy wateel ko ndax bu mu ne 5 ans lay def ñi naan ndeysaan kii de gor la kii nit ku baax la dëggal moom bëggul nguur nee na 5 ans rek lay def et comme sénégalais bëggul l'usure du pouvoir ñooñu wateel ko donc promesse de campagne la ay affaire constitution yooyu man waxuma loolu. loolu affaire loi la man je parle affaire éthique affaire tradition sénégalaise affaire jullit ñooñu mu ne leen 5 ans lay def léegi mu toog di def nii parce que bëggul 5 ans yi mais ñooñu nañ jënd si mbedd mi. ñan nit ñi ak ñi ko woteel parce que dafa ne 5 ans lay def. ñoo defatul 5 ans est-ce que dina leen neex ñooñu dina nekkee nax nañu ñu woteel ko ba mu ñëw pouvoir et y aura maintenant l'effet contraire. léegi date bi ñu joxewul ba léegi nag. ban bu mu joxewul. pour référendum bi surtout. ah ñoom ñoo xam lu tax joxewuñu ko moom xam na ne 2017 bu demee élection daanu. waaw parce que amul bilan. ah PSE bi nag. yow PSE mooy lan. plan Sénégal émergent. mais xam nga sénégalais yi dama ñëw sax def benn kii bu large muy PSE. muy les institutions là. ñu naan ay 6% la xaw ma lan
mooy kii bi taux de croissance. taux de croissance ak 6 000 gis nga yooyu. waaw loolu Sénégalais yi c'est pas des économistes. les paysans ñi nekk ci àll bi du ñu ay économistes xamuñu loolu. naan le taux de croissance man ne sa sama bopp xamuma loolu xam nga lu ma xam. ndax dinaa lekk ba suur ndax dinaa naan ba mandi ndax su ma feebaree faju ndax sama doom yaa ngi jàng ndax bu ñu génnee école dañu am liggéey mais di ñëw nii ay PSE ay taux ak yooyu yëpp c'est des faux problèmes yaa ngi dégg. c'est des faux problèmes. waaw mais nag du PSE rek moom la fi def am na yenn yu. lan la fi def man de lu ma ko xamal ñaari kii laa ko xamal. réalisation. mooy yan. pont Sénégal 92 bi ñuy defaraat. waaw. ak le centre de Diamniadio. man de loolu laa ko xamal. pôle urbain beeg aéroport bi ñuy waaj aéroport Ablaye Wade la te aéroport bi léegi doxagul bu fi Ablaye Wade nekkoon ba léegi avion yaa ngi dem di ñëw aéroport Ablaye Wade la. ma foog ne anam yi ñu ko tëggee ci temps Maître Ablaye Wade dafa gën a suuxal aéroport bi ba loo tax mu yéex a commencé. comme dafa suuxal aéroport bi ñun gis nga ci campagne bi ñun atterrir nañu foofu. biir yëgu la ko woon aéroport bi si. loolu de yëguñu ko. yaay yow kon xanaa yow doo journaliste bu kii doo xool affaire yi. topp ma leen woon nag ci seen campagne. ma nekk mais parce que ñëpp a ko wax ci Sénégal campagne électorale bi. 2012. te bu 2012 bii. waaw jël nañu avion am dem atterrir foofu. ak Maître Ablaye Wade. Ablaye Wade. ci biir aéroport 3 jours avant les élections aéroport bi. wàccoon nañu fa boo demee nga laaj kii nu mu tudd Niass. président Niass. président kii Sidi Lamine Niass nga laaj ko moom bu doit être au courant xëy na kii sa technicien bi war na nekk au courant. waaw moom yëg na ko moom. yëg na ko Papis yëg na ko. kon man maa ko yëgul. yow yaa ko yëgul yow itam. waa kan lan moo tax aéroport boobu. looy defee doo yëg yooyu mënu topp ma leen woon. xam nga aéroport bi xam nga ñu atterrir nañ fa. daal di décoller waat. léegi lan moo tax kon nga xam ne l'aéroport était prêt. comme Boeing. waaw du oto du avion bu ndaw. du hélicoptère avion présidentiel. avion bu mag ñu atterrir fa. mu inauguré xool dugg visiter ak yooyu. ñu jóge fa mu jëlaat ko ñëwaat Dakar. te ba léegi aéroport bi mënut a dox. non parce que dañ ko mënul. yaa ngi dégg li Ablaye Wade bën. ñu bare mënuñu ko. yaa ngi dégg. mais li tàggatembel liggéey dëkk bi ak chantier yi ngeen fi ubbi woon lan la war a doon bu fekkee ne financement yeeg lépp li ko waroon doxal mu ngi fi lan moo téye dëkk bi parce que ñu ngi doon xaar chantier yi. gën a laaj leen ko ñoom ñun bu ñuy dem. ñu ngi bàyyi woon aéroport boo xam ne bu ñu fi toogoon. du mat 1 mois sax mu fonctionnel ndax atterrir nañ fa. yaa ngi dégg bi ñuy dem defoon nañu programme autoroute Ila Touba mu ngi ko jël defaraat di koy mbubboo. te Ablaye Wade mu ut financement bi defar ko ba kii. lépp lu mu fi def. waaw à part lan. financement Ila Touba bi du moo ko wut ci chinois yi. ban moo ko wut ci chinois yi mais Ablaye Wade defar son plan d'infrastructure ay autoroute yu war a dem ba Touba yu war a dem Tivaouane yu war a dem Ndar autoroute bu war a dem ba Casamance contournement jaar par Vélingara Kolda Sédhiou yëpp Ablaye Wade pare woon na ko bu fi nekkoon ba léegi. amoon na ay financement ci yooyu. même bu ko amul Ablaye Wade yow Ablaye Wade financement tënk ko économie bi toll ni man moom. negam yeneen dëkk yi ñoo koy solliciter pour mu utal leen financement bi mu nekkee président y a des présidents des pays yoo xam ne dañu doon woo Ablaye Wade. ne ko lii de lañ bëgg dimbale ñu ci financement mu dem utal leen ñi dañu mënul financement. waaw maa ngi lay dégg sànq ci wàllu mandat bi nga naan moral day bañ. nga naan moral day bañ. li mu waxoon mu bañ kaa def. yow war ngaa wax loolu maa waxoon waxeen nag. jege woon loolu moo dal non dëgg la. Ablaye Wade c'est vrai dañu waxante dëgg man dëgg rek moo tax may wax. waaw newoon na ne moom ma jeex na. il ne se présente plus. waaw waxoon na ko. mais mu revenir ne damay présenter. waaw. mu indi lu mu indi. moom it c'est la même chose. c'est la même chose. il est en fin de régime. comme nous on était en fin de régime. oui. ñii ne dañuy jàll dès le premier tour. jàll dès le premier tour te amuñu opposition li ñu gis nii du opposition. opposition. waaw mais opposition du mooy gañ du mooy def du mooy élire c'est les populations les politiciens mais ils
ils sont pas très nombreux politiciens yi. ñi des te defuñu politique toog seen kër di noppi di xool ñooñu ñooy def la différence c'est pas les politiciens. Surtout que ay politiciens yoo xam ne dañu périmé ñoo ko wër. périmé dañu périmé. président Macky Sall. ma wax la benn affaire. mooy lan. Senghor dafa yeewu président Senghor. Senghor mën na yeewooti. ah yeewu anecdote la rek dama lay wax rek. waaw ñëw ne kuy président Sénégal. gars yi ne ko Macky Sall. mu ne Macky Sall ñu ne ko waaw mu ne ma di Macky Sall de man xamuma ko. ñu ne ko non parce que bi nga nekkee président élève la woon mbaa étudiant mu ne wan leen ma photom ñu indi benn photo boo xam ne mu ngi taxaw ñi wër ko membre gouvernement bi ak ay wër ko mu ne nii kii mooy Macky ñu ne ko waa kii mooy Macky yàgg ne moo kii mooy seen ni kan la du Tanor ñu ne ko moom la de ne kii du Moustapha Niasse ñu ne ko moom la de mu ne ma kii nag da jiboka pël bu rafet ñu ne ko moom la de mu ne lay nekk ñii la ñu mujjee ñii ñoo ma bett ñii ñoo ñàkk fayda topp xale bi di yugur si ginnaawam koo xam ne il est né après les indépendances mu ne man maa ngi delluwaat fu ma jóge mu ne ñii ma bàyyi leen parti bu am doole bi may dem waaw ñu topp nag di yugur si ginnaaw xale bi le ñoom fu ñu newoon xanaa dañ doon nelaw pourtant ñu ngi politique ba léegi de. dañ doon nelaw moo tax ma ne les militants du parti socialiste. waaw. nañu tey ba mu dëgër ñii seen njiit yii bu ñu nanguwul dem élection ñoom nañu présenter seen candidat ndax bu ñu ko desul c'est une trahison envers Léopold Sédar Senghor parce que bañ a dem élection PS bu bañ a dem élection rek trahison la par rapport à Senghor qui a tout fait pour mettre un parti qui est implanté partout dans le Sénégal nga toog nga ne doo présenté wu topp xale bi di yugur nii rek ah. mais yow un libéral yow boo waxee loolu dina ma jaaxal de yow yaay digal ñooñu boobu stratégie. may digal waa PS nga xam ne ñoom ñoo mës a nekk yéen seen ay adversaire ci plan politique ci seen politique bi. PS musul nekk suñu adversaire. yéen PDS. ah non mais on est rentré dans le gouvernement avec le PS. bokk nañu toog diriger dëkk bi 2 fois. gouvernement élargi. non wa d'accord kon nga xam ne on s'entend bu ñu amul woon de relation Abdou Diouf am xel dem ba toog ne xam ne réew maa ngi bëgg a yàqu mu ne Ablaye Wade ñëwal ñu lii kii loolu la waroon defu ko ah nañu seetaan ndax ñi périmé yi ñu ko wër ngeen xam ne amuñu benn militant ñu seet ndax ñi dinañ ko fal yi nga population bi ñu ngi xaar yi nga bi ma demee Paris ma dem 18e arrondissement si suñu tailleur sénégalais gi yooyu waaw ma dem xam nga lu ñu ma wax ñoom ñëpp ñu ne ma ñu ngi Paris de du ñu xeex lu ñu def dara ñu ngi noppi rek ñu yore suñu carte xam nga la carte est très importante moo tax may ñaan suma parti nañuy jóg xool ñu amul carte ñu yóbbu leen ñu inscrire leen ñu seen carte périmé ñu renouveler ko parce que carte mooy def différence bi waaw yaa ngi wax wàllu périmé Senghor ma ne périmé yi nga tudd tamit bu yeewu waatoon bu Senghor yeewu waatoon ci wàllu périmé bi bu xoolee ci jooju ba pare di bu gersoon ne Wade yow yaa ngi opposé wu ba léegi Wade da ngi opposition dana ko wax de kon waaw mais il n'a plus d'ambition jeexal na Ablaye Wade jeexal na dafa nekk fii pour gunge ñu encore pour gunge ñu mais Ablaye Wade bëggatul nekk président bëggatul nekk dara n'est-ce pas amatul ambition ba pare ci seen biir parti amul ambition politique laa wax kon loo xalaat ci ñi nga xam ne ñu ngi koy woon ni ñëw jàppale ci leen ci xeex Ablaye Wade daf ñu formé jàngal ñu démocratie jàngal ñu comment il faut résister à l'oppression man bëgg naa ñu ne Ablaye Wade na ñëw parce que namoon nañ ko effectivement mais ñëwal pour xeex ak ñun man je suis pas d'accord ah ñëwal bi kay mooy jàppale ci xeex bi rek déedéet d'accord ma ci bu dee dafa war a ñëw parce que dañ ko nomm Sénégal la dëkk xayrul bu dee rek dafa war a ñëw pour mu xeex suñu place man je suis pas d'accord lu tax d'accord parce que léegi ay mag lañu ñu nekk laqu si ginnaawam mu jiitu man loolu lu ma ko def
te xam naa ne ñu bare duñ ko def. donc ñii woote ne Ablaye Wade ñëw maa ngi yaakaar ne xëy na dañ ko nomm moo tax mais c'est pas pour que Ablaye Wade ñëw mu jiitu ñu topp si ginnaawam pour lan. ah nee nañ seen xeex bi kat dafa am jafe-jafe. mais suñu xeex la ñun. bi ñu jàppee Omar Sarr ba léegi. gis nga Omar Sarr. waaw. effectivement mën na ñëw pour booster ñi. kon kay moom ngeen. waaw dama ne pour ñu ñi woote dañu bëgg jiital ko pour mën topp si ginnaawam laxu si ginnaawam si grand boubou bi laxu. Modou Diagne Fada nag nee na mooy wane ne dañoo tële bu ñu demee bay woowaat président Wade rek loolu ci tële la bokk. mais tëlewuñu c'est que bon mën na ne. mais dañoo tële. ah waa PDS dañoo tële. non c'est-à-dire waa PDS. dañ nekk ñoo xam ne Ablaye Wade daf leen tàmmal di jiitu ñu nekk si ginnaaw loolu dafa war a dakk ndax fer nañu man je suis pas d'accord n'est-ce pas Omar Sarr. mu ngi prison. waaw loolu la bëggoon depuis 3 ans. mu ngi prison. parce que tout simplement dafa ne gars yi dañuy utiliser l'argent de la drogue pour daaneel Ablaye Wade. mais dopage xam nga luy dopage drogue la. da ngay piqûre mbaa nga naan comprimé bi n'est-ce pas nga mel na fas taw doo sonn doo mar doo xiif doo gëmmantu donc loolu du drogue produit boo xam ne chimique bu ñu la ko joxee comme dopage le dopage est une drogue si sa drogué jox la ko si sa organisme bi day changer yaa ngi dëgg mën nga sax dugg si safara te doo xam ne si safara ngay dugg donc Omar Sarr a bien raison c'est l'argent de la drogue man maa ko wax Pape Samba et aussi Ablaye Wade a raison bu dee. waaw. Macky laal na si xaalis bi man xaw ma ndax laal na. xaw ma laal laalu ci xayroon baax na maa ngi ñaan yàlla mu bañ cee laal mais bu fekkee ne laal na si xaalis bi cela veut dire aussi comme ni ko Ablaye Wade waxee il est illégitime bu dee laal na si xaalis bi parce que aussi xaalis bi dañu waxante dëgg quoi ñi ko indi bi jógee biti ba réew ñëw dañuy def éviction dans les affaires intérieures d'un pays. je peux même dire que c'est un coup d'état la ñuy def ndax koo xam ne askan bi ñoo la fal démocratiquement ay nit jógee fële du ñuy sax ay Sénégal kii financer ay Sénégal pour ñu daaneel koo xam ne il a été élu démocratiquement moi je trouve qu'ils ont fait un coup d'état. waaw mais yéen waa PDS comme ngeen ne Omar Sarr li mu wax ci communiqué bi yëpp yéen ñëpp a ko wax. xam nga bi ñu ko convoqué yéen ñëpp def leen groupe rek demandoo wuyu ji yéen ñëpp. man de loolu laa waxoon autant que vous êtes. man ne woon naa gars yi ñun ñëpp nañu dem ñu constituer prisonnier man je suis d'accord waxoon naa ko. bu fekkee ne mais kenn fayewu ma ne woon naa leen nous on assume li mu wax nous sommes tous membres du comité directeur li Omar Sarr wax ñun ñëpp nañ ko assumer. buñ ko ma ne ko buñ ko bàyyiwul. ñun ñëpp nañuy dem les membres du comité directeur nañu dem on se constitue prisonnier man wax naa ko gars yi faalewuñu ma du ma dem man kenn. kon kay li ñu naan PDS bu xat rek lañ nag loolu tamit. loolu yow yaa ko wax man de xamuma. mais dem leen defi ji. ma ne constituer prisonnier ñëpp du ma leen ne ay buxat lañu. ce sont mes frères de parti. waaw yaa ngi di xëy na ils ont leur raison. la preuve en est que comité directeur bu parti bi ñoom ñëpp ils ont signé. tous les 250 membres du comité directeur ont signé le communiqué. ne ñoom ñëpp ils ont fait ça. mais daal duñ dem ci kaso ba fekk fa. xëy na dañu xaar ñëw jël si leen. xam Omar Sarr dañ ko jël si xëy na loolu ñu xaar bëgguñu xaru. li ma jaaxal mooy lan moo tax PDS ci biir xeex bi ngeen di wax combat bi ci làmmiñ rek la yem mais xadar bi ci bi mu laaj gisuma ko ci waa PDS. loolu lu ko waral. nekkatu xamul lu ko waral. waaw. PDS bu muy nekk PDS dafa amoon ñu ko doon animer sur le terrain. dafa amoon ay combattants man ci laa bokkoon ragaluñu dara tiituñu si dara Ablaye Wade rek la ñu xam yaa ngi dëgg. mais ñun ñii dañu màgget léegi mag lañu mënatuñu def li ñu daan def te xale yi ñëw nii
ñoo waroon def la relève defuñu relève moo amul relève des combattants les militants sont là mais les combattants dans chaque parti il y a des combattants parce que suñu parti dans les années il y avait le Boubacar Sall par exemple ñoom ñëpp ñoom Idrissa Seck ñoom Ousmane Ngom ñoom ñëpp Ousmane Ngom mel na waaw si parti bi dama ne avant waaw avant kay moom laa wax ñoom nekkoon si parti bi dëgër di xeex léegi mag lañu xale yi ñoo xam ne ñoo ñëw am ambition ñoo war a jóg dem xeexi xale yi kay am nañu am esprit boobu combattant comme Toussaint Manga ku mel ni Victor Diouf mais kenn jàppale wu leen kenn épaulé wu leen ci jafe-jafe yi bien sûr man dénoncé naa ko parce que problème mooy lenn Macky dafa bëgg tas parti démocratique sénégalais yaakaar ne bu tasee dina ci mën a am pour mën a dem élection parce que ñii ñu ko wër maa la koy wax tey ñi ñu ko wër même bu ñu ànd ak moom seen parti dinañu présenter candidat donc ce qui veut dire que ces calculs sont faussés ñii PS na am candidat AFP na am candidat ñii ñëw seeti ko nag ñenn ñi ñoo xam ne dañuy ñëw noonu mais kenn amu ci base dara. kan ñoom ñas ngay wax ak ñoom Tanor. ñoo amul base wala transhumant yi. mais transhumant yi ñu ko dem fekki. amuñu base Ousmane Ngom ak Djibo Ka. Ousmane Ngom amoon na base bu mu nekkee Ablaye Wade bu mu bàyyee Ablaye Wade la amatul base su ma weddee na dem Ndar def meeting seet ndax nit ñi nañ ñëw. bàyyi bu njëkk ba moom sax avant sax mu am base avant sax base am bi commencé na dem ndax yu bari dañuy demoon ànd ak Ousmane Masseck Ndiaye et Ousmane Masseck Ndiaye nekk maire bul fàtte loolu ah bul fàtte loolu. moom nga jël Djibo Ka Linguère. Aly Ngouille Ndiaye moo ko gagné ak lu muy yàgg si pouvoir ak li mu def yëpp mais pour te dire qu'il n'en plus rien léegi le parti là waa PS dañu yaakaar ne ñii di ñëw nañ tax ñu falu mais dañuy juum léegi nag xam nañ ko ñu commencé ñu nañ seet si sëriñ si fu nekk mu dem fa ne tabaxal naa la salle de conférence ci tabaxal naa la def na lu rëy nag ci modernisation bi non moom bu ko doon def en tant que sans arrière-pensée spontanément judit la mais loolu la Maître Wade doon def moom voilà day politique rek déglul Maître Wade defu ko woon pour am leen parce que ce sont ñooñu ay c'est des ils ont am nañu électorat am nañu ay talibé te talibé yi am na ci ñuy déglu ndégalu seen yi yaa ngi déglu bien que wàññeeku na ndax sénégalais yaa ngi commencé ubbi seen bët yéen de am ngeen ci expérience 2012 ci lan amoon ngeen benn jàppale de ci wàllu religion bi koo kan la man mii maa koy wax fii ku ñu jàppale ñun yéen amoon ngeen ku leen jàppale woon borom mbooloo bu takku sax na diggoon leen 5 millions d'électeurs ku ne woon day am 5 millions d'électeurs yéen ne dina leen ko indil kooku day sóob rek dafa doon sóob rek anamu actuellement man xam naa ki ngay wax dafa daan sóob rek dama daan sóob rek gis nga Macky yéen muy sóob ngeen koy gëm xaaral dama am lu ma bëgg a wax gis nga Macky waaw bu mu ñëwee au pouvoir ba mu xoolaat affaire yi xam ne Karim Wade nii bu jàkkaarloog moom Karim daaneel ko mu sulli CREI Abdou Diouf moo ko kii woon moo ko tegoon moo ko defoon sa mise waaw da ko defoon en veilleuse rek yaa ngi dégg am ñaar wu ñett yu mu kii rek ñoom kii rek ay kii daal di kii après ñu bàyyi ko mais kii ñëw defaraat ko indiwaat ko bu ñu ko indee dañu defar liste 25 personnes ñu ne 25 personnes yi yëpp dañu jaar CREI procureur defoon na conférence de presse sax déglu à l'époque waaw ñu jël Karim bu ñu jëlee Karim ba léegi jëlatuñu kenn pour nga xam ne ñoom Karim la ñu soxla woon Karim rek la soxla woon parce que Karim moo koy tere nelaw nañu waxante dëgg ñu naan déet mu jàpp responsable des jeunes Toussaint Manga ñu naan déet mu jàpp responsable des étudiants Victor ñu naan déet muy jàpp fii jàpp fële jàpp fu ne mu jàpp parce que xamatul lu mu def danañ ko xamatul mu def parce que gis nga moom problème am mooy lan deuxième mandat loolu rek la bëgg. jaral la ko lu ne bëggoon en 2007.
position boobu la taxawee rek Wade président Wade loolu la bëggoon 2007 deuxième mandat. troisième 2007. waaw 2007 avant 2012. waaw position boobu la mais c'est taxawee. normal que mu bëgg deuxième mandat. puisque la constitution lui permet mu am 2 mandats. Ablaye Wade aussi la constitution lui permettait d'avoir 2 mandats. donc mu wut deuxième mandat boobu mais teewul ci biir deuxième mandat bi na saxawlul opposition kii ngi wut deuxième mandat nga liggéey wut deuxième mandat mais nga bëgg a wut deuxième mandat ngay nekk di tëj ñi ci kaso bi ngay nekk di def lu ne ah tu crois que waaw mais ak modernisation cité religieuse yi nag xam naa dina ko yomb lool ndax def na yu rëy de. surtout yi la mujjee def ca Tiwaawoon def na yu rëy. waaw ci ma ne cité xam nga religieuse lay kii man juddit la waaw mais yàlla laa gëm yàlla rek yaa ngi dëgg te yàlla moo tax may wax sëriñ si baax nañ ci Sénégal bu gisee Dakar Sénégal am stabilité sëriñ yi ñoo tax yore seen course du ñu ñaanal mais nag Sénégal yi dootuñu topp ndigal parce que ku nekk xam nga c'est intéressé parce que sëriñ bi mu nga néegam toog di julli xamul lu xew ñi ñooy ñëw rek yooyu nopp bi ñu ngi na saxal diw de doo wax muy jóg rek daal di yu mel noonu te moo wax la benn affaire. waaw. am na benn sëriñ boo xam ne moom man du ma wax turam. du ma wax turi kenn. fii la nekkoon Dakar am fi kër. waaw. xaw ma nu muy def ba ñu nangu kër gi xaw ma dafa fayu luyaas. da doon loué xaw ma dafa fayu luyaas xaw ma dañ ko abaloon xaw ma daal mais kër gi mun nekkoon daal. amatu ko. mu ñëw seet si Ablaye Wade pour Ablaye Wade dimbale ko Ablaye Wade woo ma si kanamam. ne ma utal ma kër pour kii sëñ bi toog. sëñ bu mag la. ma ne dama wax loo yaa ngi dëgg moom xam na Ablaye Wade xam na ma dem wër ba gisal ko kër ñoo ne Ablaye Wade gis naa kër nangam Ablaye Wade jëndal ko mais kooku. fii ci Dakar nee naa dëgg yenn saa mu ngi garawale Ablaye Wade di koy gaaral. loolu c'est pas bon c'est pas joli rafetul nit bu la defaree lu baax ngay jullit da nga ko war a wax jërëjëf mais doo parce que am na keneen ku la war a defaraat nga bëgg mu defar la nga tufli ki la njëkk a defar yëkkati kii si kaw. kër googu Ndakaaru la nekk. ma ne kër gi ma jënd. waaw Dakar laa ko jënde lañ ko jënd. fii ci Almadi. fii ci Dakar di lañ ko jënd xaw ma fan. bàyyi ma ak yow rek. dama koy romb côté Sacré Cœur nag. ko kan la. kër gi. kër kan la xam nga ko. ak kilifa bi. xam naa ne nag du murit ndax Ablaye Wade li mu doon def yëpp Touba la ko doon def. ma ne man damay wax rek li ma def ak moom parce que man sëriñ si man lañ ma féete loolu. président bu mu ñëwee daf ma ne yaa nekk suma diggante ak sëriñ si. à part le conseiller kii Ndiaye. Bamba Ndiaye. nga xam ne moom il était le ministre des affaires religieuses. man ce sont les affaires pratiques. yu gaaw yi. waaw affaire matériel ak yooyu quoi. ma doon dox ma leen den fay seen ma leen den jox seen xaru tabaski. ma leen den jox seen mburu koor. enveloppe bu koor yi te jotee n'est-ce pas bu ñu def ma leen den jox bi Makka. xam naa doomu te ñu ngi fii fees si dëkk bi doomu wax ñaata la mais muuru koor yi. ay 50 000 la woon wala 100 000 wala 4 millions. muuru koor yi. lii ma leen doon jox la leen jox. waaw mais dina dem ba ay 40 millions. par sëriñ. déedéet ku ci nekk dañ la jox 50 000 dina dem ba ay 40 50 000 te du yemuñu rek Dakar partout dans les régions gouverneurs yi la daan téléphoné envoyé ko gouverneurs yi jox ko préfet yi dem jox ko élimaan yi waaw. mais sëriñ bi ngay wax bëri na mbooloo. alu ma ci xam. xam nga ko du yaa moom yaa toog Wade toog parce que man duma fa demuma fa su may romb damay xool fële parce que man awma ko dul Ablaye Wade li man def wax waruma ko sax wax parce que suma xool dafa jeex dafa naqari. da ngay dégg parce que Ablaye Wade mérité wul lii. ak lu mu def Sénégalais yi ñoo waroon a bañ jóg. parce que kii dafa chaque jour day poser ay actes pour toroxal Ablaye Wade. mais liste imam yi nga doon joxe mbaa amul ci imam yi ñenn ñooy dégg ñuy. te kii Ablaye Wade ñu ko xarab. déglu ma wax la. imam yi. kii dafa jóg. waaw.
pour toroxal Ablaye Wade. te ñun duñu nangu mu toroxal Ablaye aman de du ma nangu te population bi tam waruñoo nangu parce que bu ñu xoolee li ñu daan am bi fi Ablaye Wade ne amatuñu ko. non nee nañ bu dul moom argent sale la loolu dootul circuler ci dëkk bi. argent sale mooy argent drogue bi ban argent sale loolu la ñu waxoon temps yu dëgg nga xam nga benn kii de contrôle la benn structure de contrôle de xaw ma of nag xaw ma lan. waaw jénnee ay mbóot. jénnee ay mbóot. ne y a beaucoup de dignitaires yi def nii def na xam nga dañ ko bëggoon a nëbb. waaw nëbb. ARMP ngay wax. waaw xam nga daf ko bëggoon a nëbb. seen rapport ba yéen presse bi ngeen jóg ne waxal. parce que da ngeen daan ñëw wax. ak waa forum civil. waa forum civil ne leen foog ngeen wax. waaw ñan la. mais ba léegi dëgg nga dara. dara. dëgg nga dara. ah xëy na procureur parce que fii xamul lu fi ne ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. loolu bu doon keneen si ñun la. ba tey kenn waxatu ko. waaye mais xoolal xaaral ma ñëw. waaw pareegu ma. respecté ñu dara. amoon na benn ministre. boo xam ne ay magistrat dañ demoon këram dañ demoon service am pour contrôle. waaw mooy lu mu tudd Moustapha Diop. ah. Moustapha Diop. ah beneen ministre yow yaa ko tudd. mais dañuy egsi mu ne leen ustu si biti kenn du ma contrôler boo ko defoon waa mbaa ma def ko ba tey ñu ngi nungu sin parce que c'est un outrage à magistrat. ñu naan déet Serigne Mbacké ñëw c'est kii nu mu tudd le ministre de l'éducation na da xaw ma sax si nitu Sëñ Mbaye Thiam. Serigne Mbaye Thiam. l'éducation nationale. am problème ak ay stagiaires enseignants. ñu dem devant la cour suprême jox dëgg enseignants yi ne kii la mu ne dama ko def. président si boppam ñëw ne ko maa ngi lay encourager. assemblée soutenir ko ci maa ngi lay motion. soutenir. maa ngi lay soutenir alors que moom moo waroon njëkk a défendre les institutions. président de la République il a juré que je défendrai les institutions du pays mais bii yaay def fu mu ne woon ah fii dëkk bi. ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. la ko ane ko ñu ko wër am nañu bari ñu ko wër ñoo xam ne ay train de casserole dañu daw foofu parce que. pour ñu ne impunité. mais comme ñan. gis nañ fi ñu rey nit. kenn defu leen dara. ñu rey nit ci yan anam. ah xoola rek gis nañu ko fi yore pistolet tiré. télévision wane ko mu ne nii. Barthélémy Dias ngay wax. ah man damay wax rek mais affaire bi fu mu mujjee gis nañu leneen gis nañu ñu suul ay nit. sans sépulture. rey la ah te ñooñu ñu suul sax am na ci kenn koo xam ne bu ñu ko suul deewul ndax bu ñu defee autopsie ñu ngi trouvé ne am suuf si biir poumon yi. ah yow coowal muur ba nga may wax yow. ba tey ana ñu. mais loolu c'est grave c'est grave. coowal mbuur ba la. alors que da ngay gis benn kër ku xiif dem sàcc mburu ñu jël la def la mandat de dépôt pendant 6 mois avant ñu juger la kii la bakkan dafa fort waaye nag y a la justice de Dieu. y a la justice de Dieu. impunité tam amoon na fi temps Maître Wade de. kan ci. impunité bi ngay wax. ban impunité wax ma. affaire las 24 heures chrono. 24 heures chrono. bañ leen attaqué fii Walfadjri biñ ko attaqué. ku ko attaqué Walfadjri. ah ah oui Walfadjri mos na leen attaqué. impunité mais dans chaque parti il y a des gars yoo xam ne li ñuy def parti bi du ko yëg ñooy def lu leen neex. te d'ailleurs sax maa ngi fàttali sa patron moom soupçonné woon na ma parce que wax na ko si télé ne du kenn Pape Samba mii la ak xonqaaya bi mel ni golo moo ko wax de moom mii moo kii koo xam ne du alors que ki ko def ne na man maa ko def maa yónnee. laaloon nga ci wala laaloo ci. man lu may laal man je suis pas un violent lu presse non. xeex bu amee kañ dinaa dem xeex ànd ak ñëpp mais ma jóg di dem ne damay lakk ay kër toj ay non man j'ai dépassé cet âge. sa ay naataango dañu ngi ko doon def moom ci biir. am nga sa ay camarades de parti yu ko ñeme woon lool sax. yu ñeme woon kan. yu mel noonu. waaw ma ne dans chaque parti y a n'importe quoi. fa kooy nga xoolal ñii fi actuellement fii. cimetière yi dem suli ñi di def seen i xon. te kenn wax ñu ngi fii xoolal par exemple dëkk bi ay góor jigéen yu ñuy jàpp. mu ngi mel ni ñun dootu ñu jullit jàpp leen dans une école publique un lieu public une école boo xam ne savoir lañ fay jàngale yow ngay ñëw di célébrer mariage ñu jàpp la quelque jour après ñu bàyyi la
waaw loolu mooy lan te kenn waxul. te yéen waa nit yi PDS diine tam yi waxu kenn leen. rek laa dëgg mu wax. mooy Ibrahima Niass de Kaolack wax na ci ne c'est pas normal. mais doo dëgg kenn wax ci et puis c'est pas. diggante maître Wade ak président Macky Sall kenn àdduna ci yàggul dara muy maître Alioune Badara Cissé ne moom li muy naqarlu waaye itam ragal ko loolu mooy bés bu président Wade wàccoon liggéey nan la président Macky Sall di def su fekkee juboo amul seen diggante ci diggante. mos naa ko wax si benn émission wax naa ko mos naa ne si benn émission. yow lu ci sa xalaat. Macky Sall mii Ablaye Wade mag la ñaanu ma ko yàlla bu ko Ablaye Wade njëkkee jënd lu muy def. c'est vrai Alioune Badara Cissé a raison lan lay def dina ñëw. bu fa ñëwee ay yat ñoo ko fay jële tëj sa doom kaso yow ñu lay ñomantal ba nga jënd àdduna après nga may yaa ngi ñëw pour discours na ko def ñaan ma ko yàlla nag yàlla may fan wu gudd mais du ñëw te normalement kenn waru ko fa jiitu ndax doomam la baayam la. xëy na boo déggee appelu sëñ Mbacke Ndiaye kon di nga Serigne d'accord Mbacke ci Ndiaye moom nee na yéen ñëpp ngeen jàppale ji président Sall. mu ne nañ jàppale Macky yéen Sall libéraux yëpp. Serigne Mbacke waaw. c'est que yaakaar naa ne nit bu la jàpp bu jëlee sa doom tëj ko ci kaso bi. yow si sa bopp mu lay humilier bés bu ne. parce que chaque jour il pose des actes pour humilier Abdoulaye Wade waaw kooku dañ ko jàppale. kooku dinañ ko jàppale. seen naataango de moo leen ko sant. moom moo la dama lay laaj rek kooku dañ ko jàppale. mënoon na ne si njëlbeen bi si njëlbeen bi bu ndàkkooroon li ko Abdoulaye Wade waxoon mu xam ne kii baayam la man maa ngi taxaw fekkee naa ko keroog Abdoulaye Wade bu ñu jógee palais mu ñëw bu ñu waxtaanee ba pare Abdoulaye Wade na ko talalal sa loxo mu talal loxo mu ñaanal ko ñu jël dem point E bu ñu eggee ministre yi toog ancien ministre yi toog mu ne leen ku ci mag ki soxla nga dem uyu ko dimbale ko. mais dafa mel xam ne kooku jàmm la bëgg. daa yóbbaale woon ay moquette ak tableau. yóbbuwul dara dañuy wax Ablaye Wade lu muy doxee moquette ak tableau yow tam Ablaye Wade yow Ablaye Wade lu muy doxee moquette ay tableau au contraire dañu confisquer ay affaire ma ngi foofu ba tey am na ay oto yu nekk foofu ba léegi. biir palais. waaw waaw. yu maître Wade. laajte amoon ay oto yoo xam ne. joxuñu ko ko. moo nga ko xam ne moom moo ko moom. yaa ngi dégg Ablaye Wade ay tableau. moo ko moom wala état Sénégal moo ko moom. lan. oto yooyu noonu. non Ablaye amoon na ay oto boppam yu moomal boppam. ñu ngi ko téye ci palais ba. yu moomal boppam bu muy def campagne compagnon ak oto état bi dafa jënd ay otom Lamine Faye la yónnee woon ànd ak délégation dem États-Unis ñu jënd Ford yi ñu ñëw. mooy 88 yi ne palais. ak yeneen du 88 rek. yooyu yëpp Ablaye Wade moo ko moomoon am na ci yoo xam ne joxuñu ko ko. jot sax mu mën naan yéen du ngeen dem toppatoo suma oto yi ma jot ci. mais naka la ñuy def oto yooyu kay ba 2012 ba 2016. ay joxuñu ko ko xam naa ñu ngi koy dawal. yooyu kay waxal yeneen. xam naa ñu ngi koy dawal waaye nag bàyyi leen ak yàlla rek xam nga yàlla suñu borom xam nga lu muy gën a bañ wor suñu borom du jubal pexe workat. kan mooy workat. Ablaye Wade ñu ko war bare nañu yow xam nga ko ñëpp a ko wor ñu bare wor nañ ko ñoo xam ne moo leen defar ñoo xam ne moo leen tax ñu xam leen moo xam ne moo tax ñu am alal ñu bare ngi fii am na ay homme d'affaires fii yoo xam ne Ablaye Wade bu mu ñëw au pouvoir amuñu woon dara Ablaye Wade jàppale leen fi mu ne kenn xamul lu ñu yor. Cheikh Amar mais Ablaye Wade man du ma tudd. tuddal nag yow tam yow tam non. il faut subaa ñu yóbbu ba fële daanu indi kii yóbbu. ah yow da ngaa ragal tudduma kenn yaa ngi dëgg tudduma kenn. dama ne rek am na ci koo xam ne agent de joueur la woon dafa doon recruter ay footballeurs di yóbbu di leen di yóbbu yu jaay mais il fait partie des plus grands industriels du Sénégal Ablaye Wade moo ko jàppale. am na kenn dinaa wax turam. waaw ndax ñoo bokk sant Serigne Mboup. waaw buy Ablaye Wade ñëwee au pouvoir. waaw. yaa ngi dëgg. Ablaye Wade ñoo inauguré kii am boobu ñu mu tudd. CCBM. non si Sandaga bi kii bi. Touba Sandaga centre commercial bi. waaw. keroog ñoo ko kii. mais kooku Ablaye Wade moo ko jàppale na ko. ah ñu ne temps yi Abdou Diouf moo ne woon. déglu sanoon wax jàppal déglu la preuve année que bu ñu nommé bu ñuy war a chambre de commerce Kaolack bu mu war a choisir président chambre de commerce Kaolack ñu am suñu grand responsable ndeysaan mer na toog ñu am suñu grand responsable boo xam ne waaw. mu ngi tudd te jaay cosmétique Sandaga nu mu tudd
Mor Mati Sarr. Mor Mati Sarr il est de Kaolack. yéen a ko jëndee woon Serigne Mboup. voilà Mor Mati ñëw ne góor gi dama bëgg président conseil d'administration président chambre de commerce bu Kaolack en tant que militant responsable Serigne Mboup ne ma ne dama ko bëgg Abdoulaye Wade jox ko Serigne Mboup ci la kii mere Mor Mati mu toog dama seroog demoon naa ko seeti ba bay na si li mu ne woon mais Mor Mati ñu bañ ko jox te moom militant la woon ñu ko joxoon ci bu ne kon ba tey mu ngi fi mais mu jox ko Serigne Mboup waaye du moom kese la Maître Wade dimbali. Serigne Mboup anam fayul naar yu xoromam Abdoulaye Wade du ko gis du seet ndax mu ngi kii du jënd pam yóbbul ko du jënd yóbbul ko te moo tax mu nekk président chambre de commerce de Kaolack xam nga Abdoulaye Wade luy affaire am dañu waxante dëgg Abdoulaye Wade dañu waxante dëgg day bàyyi fii ay nitam yi di dem di nommer ñeneen. loolu lañ daan wax PDS naan ñi nga xam ne ay libéraux pure souche lañ. nekkoon ak moom ci xeex bi ba mu faloo da leen fàtte. di jàppale ñeneen waaw nee na am na ñoo xam ne noonu lay def am na ñu bare ñoo xam ne anañu gis nga actuellement au PDS góor yaa ngi fi de góor yaa ngi fi kenn demul. xam nga ñu dem. mooy ñi am ñoo xam ne seen poste dafa fees ba pare ñu dem mais ñoo xam ne amuñu ci dara ñu ngi toog di xaar. dina yàgg bi yoon de. mais 26 ans la woon bii xaw ma 52 ans lay doon xaw ma. pour ñu ñëwaat au pouvoir 54 ans waaw. waaw mais kii en 2017 on vient au pouvoir élection bu amee rek on vient au pouvoir. du yéen di yéen ana ku leen ak seen candidat. ma ne. waaw. du nag ma laaj. waaw nee na la élection bu amee. le PDS revient au pouvoir. kan moo leen koy présenté. waaye bu bés ba jotee di nga ko xam. da ngeen di fekk Karim Rebeuss. da nga bëgg ñu wax ko ñu tëj ko tam comme ni ñu tëjee Karim. am naa exclusivité. ah da ngeen am plan B. non wax ci biir waxtaan la rek. déet. pour woon la ne nit booy def dara da ngay yoot doo ñëw rek ne kii mooy suma. bu mën a bëtu. de toute façon Karim jusqu'au moment où je te parle. doo naa sa wax ji de. mooy suñu candidat. déedéet. mooy suñu candidat. mënuma ko dégg. waaye léegi bu ñu demee c'est vrai. am ngeen plan B. plan B amagul parce que jusqu'à présent c'est notre candidat mais bu ñu demee ba xam que moom du mën a présenter mais dañu am candidat moom laa la wax. moom laa la wax. yaa ngi may on est obligé non kii wu ma la. yaa ngi may xandal rek mais. mooy grave suñu candidat effectivement. mais. daal bu ñu plan demee B ba xam am na. ne on a bon te espoir. mën na nekk ci va se Fada ah. Modou Diagne Fada. yow nag defe naa ñu bàyyi noonu Modou Fa Diagne suma rakkal la suma rakkal la. mën na ne seen candidat de. ci parti bi xam nga man lu ma bëgg. waaw libéraux yi yëpp ñu nekk benn. kon ànd nga ak sëñ Mbacke Ndiaye li mu wax pour ngeen dem. nekk benn laa wax de ñun libéraux yi ñu nekk benn ñun ñii libéraux dans l'opposition. nee na la sëñ Mbacke nekkul opposition. mais sëñ Mbacke dem na. surtout ma ko réunion ñëwatul ñëpp ne nañ ñëw fi ba nga fële. mu ngay jàppale président Macky. waaw mu ngi koy jàppale. waaw il a ses raisons. jugé nit ku nekk am nga pété mais man lu may wax c'est-à-dire affaire wëllëre lay wax moom lay wax nit bu ngeen àndee mu defal la lu ne bul ko fàttee. président Wade xanaa dafa gedd Sénégal. depuis verdict ba mu fi tàngalee. geddul Sénégal dafa ñuy bàyyi ñu bu bàyyi ñu liggéey. bu fi nekkee kenn du liggéey lu xew nga dem seeti Ablaye Wade defal nii mu ngi Ablaye Wade defal nii léegi day toog dama ko ne mu toog mu bàyyi ñun ñu organiser wu. yéen ñi ñëwagul jotagul. yéen seen liggéey bi avancé wul de. ma ne waaw liggéey bu baax du gaaw. liggéey bu baax du gaaw nanka rek mais. li ma gis nii de yombul moom. lan yombul. ni ngeen ko commencé nii. yéex na tey la gars yi gën a takku xam nga gars yi injustice la ñu bañ. tey la gars yi gën a takku tey jii la gars yi gën a takku. waaw ñu wax ci wàllu koom-koomu réew mi usine bu mel ni Suneor. tey jii ma ne ñu wax ci koom-koom gi ak suñu industrie yi. ma ne yëpp kii yooyu dafa amatul sax. Suneor dafa daanu nërmeelu. daanu na nee nañ yéen la. ñun yéen a ko seen a ko sarax. wala ngeen yombal ko xaw ma yoole ku mel ni. Abba Jaber Suneor bu ngi doon fonctionner ban année. ba ngeen jox ko ba Jaber. waaw Abba Jaber. Abel Jaber daawul dox.
nañu wax rek indil na ko jafe-jafe de. indi na ko état nangu ko ci c'est normal. lépp loo xam ne Ablaye Wade tegoon na ko fii daf koy dindi def fi keneen moo xam pourquoi. te du Jaber moo daaneel foofu ndaxte nee nañu jafe-jafe yi am man liggéeyuma foofu. du ma jënd diwlin liggéeyuma foofu xaw ma ci dara da nga may laaj lu ma xam mu wax la affaire u Jaber Junior je n'en sais rien. mais affaire Wade Idi moom xam nga ko ndax Continental de lâché nañ bombe xam nga nag. xam nga loolu ci Lamine Diack pare guñ. non loolu ñu naan 74 milliards moo nekk si diggante président Wade ak Idrissa Seck. xaalisu étranger yi lañ jëloon doon Ablaye Wade bu amoon Ablaye Wade fi mu ne. à part li muy jot par mois en tant qu'ancien président amul dara ma wax la ko tey li mu amoon yëpp joxe na ko c'est ça qui est malheureux. amoon na lu ne amoon na ko nga yi nax ko entre les deux tours mu joxe li mu amoon yëpp amul dara. Ablaye bu amoon 74 milliards parti bi dina nekk fii parti bi boo gisee sax dañoo waxante dëgg xam nga l'argent c'est le nerf de la politique suñu parti bu gisee temps yi mu xaw a kii c'est parce que moyens yi la ci bekkoor bu ko yoroon amu leen xaalis joxe ko Idrissa Seck bu yoroon fu ñu jël et puis c'est normal gis nga chaque fois que élection am les gens au pouvoir dañu manipuler ay presse pour yàq lu tax waxuñu ko woon ba tey ñu koy soog a wax. kon am na. dama ne bu dee am na lu tax waxuñu ko xaar ba léegi élection yi jot ñu jénne ay mbóot parce que loolu moo leen desee maintenant ils n'ont plus la confiance de la population n'est-ce pas ñi leen woteel mere nañ leen parce que lu ñu waxoon gisuñu ko yaa ngi dëgg. alors que lii mënoon na ci jënd man yàgg naa def ay émissions yi envoyé ay signaux. di ne toujours kii sa papa la seetal nooy jubóog moom ñu toog mu jàppale la ñu dem parce que ñi nga àndal duñu ay àndandoo duñu ay àndandoo déggu ko de déggu ko mais 74 milliards yi li ñu ci tontu yomb na de ku am 74 milliards nga xam ko ñu ne idée ko nëbb këram gii point e mu ngi nii bu yegaleegu ko mooy kër gi mu jënd bu sa këram ñu ngi nii di koy defar mais ba léegi yàggul pour un président de la république am na kër tam Popenguine mu ngi ko commencé woon tabax mënu ko yàggale ngeen ne mu ngi ak 74 mais boo ma nee président Wade yoratul dara dina ma jaaxal tamit ak milliards yi doon ngeen ko waxee manipuler yor na loo xam ne mën na ci dund ci famille am rek ci ay problème faju ci bu feebaree ak voyager ñëw Sénégal ak yooyu loolu moom am na ko mën na ko mais 74 millions yi ñuy wax ne daf ko am c'est pas vrai. maa lay sant la gërëm Pape Samba Mboup ma fàttali ne yow yaa nekkoon chef de cabinet bu président Wade waaye itam bokk ci comité directeur bu PDS. ma bàyyi la nga tàggatoo. nga ne. ma bàyyi la nga tàggatoo. nga bàyyi ma. nga tàggatoo. ma tàggatoo. émission bi jeex na ma tàggu kan. ñi la doon seetaan. yéen. kii public bi. waaw. public bi de maa ngi leen di tàggoo beneen yoon xam naa ne yàkkamti woon ngeen ma ñëw si kii bi na man bu ma ñëwee. lu kenn dul wax lay wax man noonu laa mel lii ma xalaat moom lay wax bu ma ci kenn mere bu dee am na ku wax ñoo xam ne su ma wax naqari na leen maa ngi leen di balu ak te boo demee nuyu ma si Lamine Niass nga ne ko dafa si noppul jaboot jooju mu door wax deful dara. maa lay sant di la gërëm Pape Samba Mboup di sant di gërëm auditeurs ak téléspectateurs yi doon seetaan seen émission sortie di sant di gërëm bu baax Papis Bay mi ajo wàllu technique bi ma te fépp maa ngi koy sant di ko gërëm Oustaz Assane Diouf ñu ngi koy gërëm soxna Khadija Niang Mamika duñ ko fàtte waaye Alioune Badara Ndiaye le génie moom ñu ngi koy sant di ko gërëm ak madame Mbaye Aminta Mbaye mbokk yi jaa ngeen jëf jox leen rendez-vous ci beneen ay bés ci beneen émission sortie incha allah. jërëjëf. Retrouvez votre émission sortie sur www.walfnet.com, sur YouTube ou Facebook.